ñu xool. aywa. gaawal dama koy dagg de. doo ko dagg. dama koy dagg doo ko dagg. dama koy dagg. doo ko dagg. dama koy dagg Pape. doo ko dagg. Paaka baa ngi yaa mën a dagg. ah booy togg foog nga mën dagg Pape. la ilaha illallah. foog nga mën dagg de mi ngi. ñi dafa joxoñe gis nga yow ex ay dex soo ma may tuulee Mado yow moo may tuulee yéen ñi seetaan baa ngi xaar ba ngeen jàpp beneen télé rek boo leen moom mooy tuulee temps yi mais te ko ni ñu dagg ko. en plus c'est tout rouge mais Pape da nga fi gis bleu mais nu ñuy seetaan ñu ngi gis lu rouge. mais du hot dog la. ouais c'est des hot dog rouge. barki borom Touba yaa ko def exprès mënoo nga ko daggee sa kër. mais du xam nga sama jikko. kaay leen nag xam nga ni man damay yónni sama xel bi. foo ko yónni jëm lii de hot dog la. alors. ay Pape ku la mën a dara. non mais y a pas de problème c'est des hot dogs. donc dis-moi. soxla woo bi. tu veux manger ça. tu veux. non. rek Pape. waaw léegi wax teg ko nii ma dagg ko. léegi pourquoi liggéey doo ko dagg Alfi. Pape parce que je prépare des salchipapas. Salchipapas. d'accord. c'est une recette péruvienne. ah donc Pérou nga gisee togg bi. waaw bi nga demee seeti sa jëkkër. waaw maa ngi doog a xam tàgg bu Pérou. ay Bouba yaa ngi ci plateau bi ay Bouba yaa ngi ci plateau. eh Pape jox ma est-ce que jar naa et puis dagg naa ko sax. en plus jaxase ko ak yëpp damaa xam nga yàqu ci suba ba tey maa ngi ñandu ak sama loxo yi. c'est bien fait mais garaawul dama koy. prépare ça bi ñëpp di lekkandoo ko. Alfi mais mi ngi laal frite kon du ngeen lekk frite. Alfi boobu oui. léegi moom na ko lekk. na suurne dégg. donc Pape Cheikh comme ni nga ko annoncé woon ci suba avec les beurre Sofia tey dañu andi ay salchipapas nag boo demee Pérou daal di dugg ci li nga xamante ne mooy restaurant yi boo jëlee sa menu di nga ko ci fekk mu nekk benn plat boo xam ne li koy composé mooy ay pomme de terre yoo xam ne ay frites la li tax nag ma taamu ko semaine bi yëpp xam naa di ngeen sonn ci frites yi parce que dañ fi am ay frites yoo xamante ne fii xam nga yeewu leen fii la ñuy testé lépp donc frite bii ñu gis Pape nga xam ne day moom moo am picc mu ñuul bi ak mandarga bu orange bi muy ay flavor trade di ay frites surgelées yoo xamante ni moom la ñuy andi pour tester leen ko ci semaine bi yëpp xam nga ne ku ne tabaski xam ni frite dina ci jar loolu donc frites surgelées nag nga xamante ne daf ñuy noppal parce que kenn amatul jotu jënd pomme de terre dagg xolli xooj xorom loolu yëpp dafay jël temps donc frites surgelées yi lim ñuy may mooy gain de temps boo xamante ni ñun jigéen ñi dañ ko soxla en plus dafa nekk ay frites yoo xamante ni ay frites yu neex a ñor la yu gaaw a ñor yoo xamante ni soo ko defee nii le temps que may yeggali sama explication bi da ngay gis ni dafay ñor ba pare bu génnee day doore parce que am na yoo xamante ni teg naa ko ci suba te bi mu génnee gis nga croustillant bi nga xamante ni moom la am ak effet dorure bi donc bu ñu tegee dawlin bi soxlawul muy sens trop parce que tout le temps dama koy wax bu xawee tàng tuuti rek baax na donc ñu jël sunu frite daal di ko ciy def leneen li nga xamante ni itam moom la ñuy soxla pour defar salchipapas yi ma yokk gaz bi mooy ay hot dog yi nga xamante ni moom la Pape Cheikh yore woon léegi wala saucisse yoo xamante ni suñu demee ci grande surface yi rayon charcuterie dañ ko fay fekk moom nag dañ koy fejat ba mu sew maanaam dañ koy daggat ba nga xamante ni am nañu texture bi nga xam ne day xaw a nduróog frite bi hot dog frite surgelée li nga xamante ni moom mooy ketchup moutarde mayonnaise ak nen loolu mooy composé li nga xamante ni mooy sunu ay salchipapas donc Pape gis nga nii nga xamante ni def nañu frite bi te bàyyiwuñu dawlin bi sens benn yoon da ngay gis ni dafay bax-baxee donc bu bax-baxee ba pare du ñu yëngal dañuy bàyyi ba nga xamante ni frite bi wow na ci suuf ñu soog ko yëngal parce que loolu yëpp ay secret la yoo xamante ni mën nañ ko xam pour sunu ay frite bañ a tas gis nga yii nii nga xam ne moom la ñu am léegi deful sax 10 minutes ci poêle bi daal di génn doore ba pare da ngay sentir ni ay pomme de terre yu vrai yoo xamante ni moom lañ ko defaree frite yi tamit jàppal ni togg nañ ko ba pare biñ ko toggee dañ ko pré-cuire maanaam dafa njëkk am première cuisson après ci lañ ko congelé nag pour ñëw defar deuxième cuisson bi suñ ko jëndee en général dañ koy dugal ci congélateur yi maanaam partie bi wow bi donc bu woowee soo ko génnee laataa nga koy saaf bàyyi ko mu nooyi tuuti
maanaam bàyyi ko mu déchiffrer tuuti après ñu soog ko def ci li nga xamante ni moom mooy dawlin bi leneen li nga xamante ni nag dina dem ci salchipapa si bokk na ci fromage râpé biñ fi am tey muy entremont donc moom damay dajji paquetam donc fromage bi bu frite bi génnee rek ci tàng-tàng bi lañ ciy def li nga xamante ni moom mooy fromage bi donc tey nag dinaa xaar tuuti frite yi dooreendoo nga xamante ni dañuy jël saucisses yi nga xam ne moom la ñu daggat daal di koy sauté ci biir poêle bi defar benn omelette boo xamante ni omelette bu xaw a tooy lay nekk maanaam boo xam ne soxlawul muy ñor trop bay figé wu parce que moom mooy ñëw andi benn sauce bu assez spécial ci biir salchipapa si donc dañuy yëngal pomme de terre yi le temps que muy jàpp donc gis nga rapidement mi ngi commencé di jël couleur parce que sunu marque bii nga xamante ni moom la ñu andi tey pour tester ko moom moo ñu jox frites yi nga xamante ni mooy frites yi gën parce que lépp fii yeewu leen lañ koy testé. wax téléspectateurs yi tey da nga ñëwaale ak bagage boo xam ne da nga ko bëgg da nga bëgg sénégalais yi jëfandikoo ko surtout ak tabaski bii ñu dëgmal dëgg la waaw loolu il faut nga wax ci léegi nii mi ngi pap li nga indi ñett la waaw bii ma daaji léegi mooy bu 1 kilo bi doy nañu ñun waa yeewu leen parce que saqanuñu noonu ay frites la ay surgelé ay frites surgelé waaw bu 400 grammes bee ngi nii 400 grammes bi xam naa boo menee na Alfi Léo Ricardo donc bu 400 grammes bi bii nag boo menee na Mado wala Bijou bu 2 kilos 500 bi ngay jël donc 2 kilos 500 xam nga doy na pap ci waaw doy na ci julli léeg-léeg nga am ci ñaar ba ñett waaw xam nga yaa ko bañ day sax sa yàpp sakkan pap parce que da ngay def frite bu bëri nga xam ne gars yi duñu lekk duñu waaw mën nga ko jënd yóbbu ko ba Podor à condition que nga boo koy jël nga bàyyi ko ba mu congelé ba wow kong ci congélateur bi parce que Podor dafa xaw a sori nga xam ne soo koy yóbbu du déchiffré benn yoon donc gis nga pap moom laa yëpp nii ci biir poêle bi ci biir poêle bi ak dawlin bi di fàttali juste alfinité frites surgelées yi kenn du ko raxas waaw dama gis nit mu def ko moo tax ma waaw donc da ngay jël rek saaf xam nga soo ko wala nga def ko au four aussi xam nga soo ko génnee da ngay gis ni dafa niin donc su niinee xëy na da ngay foog ni dafa taq nga raxas ko te dafa nekk ay pomme de terre yoo xamante ni biñu leen daggee dañ leen saaf donc mooy saaf boobu nga xam ne dañ leen blanchir ñor leen tiital waaw dañ leen tiital donc biñu leen tiitalee nag segg ko biñu ko seddee bàyyi ba mu sedd ñu jël ko def ko ci paquet yi nga xamante ni avant ñu koy congelé moo tax ñu naan frite surgelé maanaam ay frites la yoo xamante ne dañ leen congelé que ñun buñ koy togg dañ koy déchiffré ba pare soogu ko saaf donc raxas moom ci biir frites yi moom wax bëgguma sax di ko dégg Mado donc mën nañu jàll ci li nga xamante ne moom mooy composition salchipapa si mu nekk ay recettes yu gaaw pap parce que nii ñu taxawee nii rek bu frites yi génnee rek ma defal ko ñu mën ko gis léegi nii en direct pour mën ko reprendre suñu ay kër donc mën nañu seppi suñu ay frites donc gis nga bu la neexee bàyyi ko ba mu doore à souhait dinañ ko andi nag ci semaine bi yëpp fii ba vendredi dinañ leen andil marque frite bi di ay Flavor Trade yi nga xamante ni dinañ leen andil ay recettes parce que frite tamit du servir seulement pour accompagnement mën nañ koy utiliser comme lekk ndax recette bi ñuy defar frite moo ko composé donc toute la semaine dinañu ñëw ak ay recettes yoo xamante ni ay frites lañ koy defaree donc ñu seppi daal di jël nag li nga xamante ni moom mooy saucisse yi mu ñëw nag dugg ci biir poêle bi donc bu ñu seppee frite bi gis nga toujours damay am papier absorbant pour mu naan excès de dawlin bi mais du bëri dañuy jël journaux mais des fois l'observateur waaw des fois journaux pas dire soleil dina pratique ma ne ko dina ay l'observateur yu bëri la ñuy jël da ngay jënd léeg-léeg nga ñëw ni fekk obsi ji liir ba pare dëgg la de Bijou da koy yóbbu këram de man ma xam bu frité moom la ciy def ci lay jaay caaf yow tey miin nga ma de waaw Bijou bu frité këram soleil bi lay jël teg ko ci espèce de friture waaw donc Pape li ñuy def mooy que dañuy génnee dawlin bi nga xamante ne moom la ñu am ci poêle bi daal di jël nag hot dog yi tiital ko soxlawul nag moom it muy ñor xom on enlève l'huile bi carrément daal di jël nag hot dog bi def ci biir donc suñ ko defee ci biir bàyyi ko mu ñëw revenir 2 jàpp 3 minutes ñu ñëw nag commencé li nga xamante ni moom mooy dressage bi da ngay jël frites yi daal di def ci biir plat bi donc suñ ko defee ci biir plat bi ñëw def ci hot dog def ci sauce moutarde ketchup ak li nga xamante ni moom mooy mayonnaise ba pare defar benn omelette nee naa la omelette bu xaw a tooy boo xamante ne soxlawul muy ñor xomm daal di koy sànni ci kaw donc le temps que Pape ngay terminer ñu dressé li nga xamante ni moom mooy salchipapa si li doon gën nag mooy nga lekk ko ci tàngaay bi mu lay lakk. kon kay indil nga xamante ni. c'est vrai que dafa ndekkiwee li nga defar nii. waaw dafa ndekkiwee. waaw dafa ndekkiwee. aywa. waaw mburu mu tàng rek. gis nga
donc soo paree nag sa fourchette da ngay jël. ok di jam saucisse bi ànd ak frites yi ak li nga xamante ni mooy sauce ketchup bi. donc loo ko saafee beurre sofia bi ak moutarde beurre sofia bi nga ciy def. donc mi ngoog bu ñu defee dressage bi nee naa la beurre sofia bu duggul ci li nga xamante ni moom mooy ndekki bi day dem carrément ci mburu mi parce que day defar beurre di defar meew. ok donc ñu def ketchup donc nii laa koy defee ketchup moutarde ak li nga xamante ni moom mooy mayonnaise jël saucisse bi def ci biir daal di togg benn omelette teg ko ci kaw. juste le temps ngay pare rek Pape mandi la ko. ñu dégusté ko en privé. Aïcha à tout à l'heure loolu nga togg tey plat la boo jëlee Pérou.